jamono bu ko fekkee war caa def lu baax jamono looy sa gannaaw la. gan gi ëttub waxtaan ci rajo Sénégal dibéer ñaari ay bés yu nekk Aly Ndiaye Diouf dina dalal ganam ci rajo Sénégal politique koom-koom dundinu askan wi alam gi ak yeneen i tomb lépp ci biir gan gi. looy sa gannaaw la. gan gi dibéer benn waxtoog genn wàll ba ñaari waxtoog genn wàll ci mboolem bànqaas yi rajo Sénégal. jërë ngeen jëf mbokk yi déglu rajo Sénégal tey di dibéer ñetti fan ci weeru sulet atum 2022 seen émission gan gi am mbégte dellusiwaat ak yéen tey ji nag ñu dalal Mouhamadou Moustapha Dia mooy coordonnateur Procasef mooy projet bi nga xamante ni moo jëm ci mbiru cadastre ak lépp loo xamante ni day yokk kaaraange mbiru suuf di sécurisation foncière Mouhamadou Moustapha Dia ñu ngi lay dalal ci rajo Sénégal. maa ngi leen di fay bu baax di leen nuyu di yaakaar ni waxtaan wi dina amal solo ñëpp. jërëjëf yow yaay coordonnateur Procasef ni ma ko waxee Procasef boo ko doon xamal sénégalais yi mooy lan exactement. waaw salaamaaleykum Procasef mooy projet cadastre ak sécurisation foncière ci waxinu tubaab buñ ko doon tënk ci suuf projet la boo xam ni dafay jóg pour xool. nan la ñuy dimbalee communes yi nga xamante ni bii ñi ngi ci àll bi ñuy gën a mën a saytu suuf ni ñu koy yore ba nga xamante ni bii délibération yi nga xam ni communes yi dañ koy def mu mooy que délibération yoo xamante ni yu wóor lay doon parce que outil boobu ñuy wax kadas day outil bu am solo torop ci wàllu nattinu suuf yore suuf te bu yàgg ba léegi day nekk outil boo xam ni dafa manqué woon torop ci communes yi dañ doon gérer suuf communes yi ci bëri saa ñu am kadas te kadas soo ko amul li ngay natte suuf mën na bañ a wóor li ci ëppoon ci àll bi pour délibération yi dañ naan suuf si kat terrain bi ñu la jox mi ngi ci ginnaaw guy gi ginnaaw daqaar gi ci salaan gi la yam ci fii la yam wala ci yoon wi la yam xam nga loolu lu bët mën a natt la nii mais loo xamante ni bii dafa technique dafa scientifique ba moo taxoon loolu nag dafa taxoon ay conflit foncier yu bëri maanaam ay problème ci suuf si bëri lu am ci lu bëri loo xamante ni am nañ ko gis nañ ko ci àll bi bokk na ci li ñuy wax double affectation maanaam mën nañoo jël benn terrain ñu tegaat ci beneen délibération te xëy na sax ci njuumte la tegu parce que bi ñu koy def xamuñu woon ni sax au départ fii jox na mais ak outil bi ñu leen indil dina tax loolu lépp incha allah ñu am ci solution. Procasef ndax dafa am ci diir bu ñu koy doxal ak diir bu mu war yam ndax projet bi dafa am ci durée boo xam ne ci la war a dox. waaw projet bi Banque mondiale moo ko financé état du Sénégal. état du Sénégal moo ko sàkku. bi mu koy sàkku dafa am lu ñu naan phase de formulation du projet parce que projet doo tëb rek di damay def projet maanaam da ngay xalaat projet bi ci ban domaine lay dox nan lañ koy tëggee ba mu sotti ci wàllu tëggin boobu maanaam ñi ngi ko commencé fin 2019 début 2020 ànd ceeg acteurs yëpp ñu xool nan la ñuy fexe ba projet boobu taxaw projet boobu nag ñi ngi ko signé ak sunu partenaire Banque mondiale heure bii daaw donc daanaka 25 juin 2021 la ñu signé convention de financement bi ministre des finances et du budget moo ko signé woon projet bi mi ngi entré en vigueur maanaam mi ngi commencé vraiment taxaw dëgg 27 août 2021 ñu war koo doxal ci diiru juróomi at donc bu ci yàlla àndee ak jàmm incha allah projet bi dina war a dox ba 2026 muy juróomi at. ndax ci 14 régions yu Sénégal yëpp la projet bi yaatu ndax it Sénégal dañ ko tas ci ay communes yëpp ndax projet bi yegg na fa. waaw loolu question bu am solo la xam nga état du Sénégal dafa jël luñ naan ci nasaraan territorialisation des politiques publiques loolu déglu ngeen ko ak équité territoriale maanaam mbir yi léegi dañuy def ba nga xamante ni bii
dootul yam Ndakaaru kese. dootul yam région yi gën a jege Dakar kese dañuy fexe ba mu tas ci Sénégal yépp léegi nag financement bi naam mënul couvrir communes yu Sénégal yépp parce que communes yi ñi ngi koy xayma ci ay 555 communes juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom mais ñu liggéey ci ak association des maires du Sénégal liggéey ci ak ministère des collectivités territoriales liggéey ci ak waa direction générale des impôts et des domaines ak waa agence nationale territoire de l'aménagement du territoire ak ay données yu ANSD jox ci loolu la ñu saytu ba tànn ci 136 communes muy téeméeri commune ak fanweer ak juróom-benn. ci biir tànnin bi dañoo fexe ba ni déjà il faut mu daj région administrative yëpp donc tey jii région boo dem incha allah am na ay communes yu ñu jël foofu muy nga xam moo xam Casamance la ci ñetti région yi ñu xam muy Sédhiou muy Ziguinchor muy Kolda moo xam Bundu la muy Kédougou ak Tamba moo xam bassin arachidier la muy Kaolack Fatick ak Diourbel moo xam aussi vallée du fleuve Sénégal ak Ferlo muy Saint-Louis muy Matam muy Louga. donc couvrir na l'ensemble du territoire national donc région boo dem jàpp jël nañ fa ay communes incha allah ñu war fa dem doxal projet bi. loolu mooy ci juróomi pàcc yi ngeen tas Sénégal ak diwaan yi ay GRAP ngeen ko tuddee. waaw loolu ñu ngi ko tuddee ay GRAP parce que li tax GRAP yi parce que dañ ne aussi il faut mu am cohérence maanaam il faut mu xaw a daal jaar yoon. ba nga xam ni bëgguñu woon a jël communes yoo xam dañoo soroyante loo tax ñu regroupé ko ci lu tubaab naan GRAP. maanaam mu def benn dànk. benn say daal benn say. bu ñu jëlee fii communes yi nga xam ne ñoo taqaloo ñu jël commune bu nekk par exemple Bambilor. ñu jël Sangalkam parce que ñaari communes yu taqaloo la. jël Tivaouane tekki jël Yène tekki nga xam ne day nekk benn dànk benn say. donc loo tax ñu defee ko noonu. alors am na lu ñuy wax registre foncier unique loolu tey jii ak Procasef bi loolu dafa war a leer bu baax jëriñ communes yi nekk ci Sénégal yëpp loolu ci ngeen di liggéey. waaw xam nga registre foncier dafa newoon outil boo xam ne yàgg na fi. parce que loi sur le domaine national mi ngi am 1964. ak décret d'application yi ci topp. ba ci décret bu am solo bu ñuy wax 72/12/88 moo gën a taxaw gën a expliquer tax nan la ñuy joxe suuf ci communes yi. outil décret yooyu ak loi yooyu dañoo prévoir lu ñuy wax registre foncier. registre foncier mooy document bi nga xamante ne bii bu ñu defee délibération ci lañ koy bind. ni Massamba kat ci délibération tàngam joxoon nañ ko 2 hectares joxoon nañ ko joxoon nañ Moodu 1 hectare joxoon nañ Faatu 3 hectares ñu bind ko foofu ba xam bu ëllëgee keneen aussi du ñëw mën a bindaat ci suuf soosu yeneen tur mais registre foncier boobu ci boroom xam-xam yu bari li ñu seetlu dafa am commune yoo xam ni mooy ancienne communauté rurale yoo xam ni souvent nag wax soo duggoon yàlla doon nañ délibéré te amuñu registre. wala bu ñu amee registre également nañ ko war a yore duñ ko yore noonu te registre foncier mooy comme ci bu doon nit la mooy comme état civil. mooy moom kayitu juddu mooy carte d'identité mooy carte d'identité mooy fi ñuy bind nit ñi judd ñëpp. moom foofu aussi la ñuy bind maanaam terrain yi judd yëpp. léegi nag ci projet bi dinañ fexe ba registre yooyu communes yi di ko tenir. niñ ko war a tenir maanaam di ko yore niñ ko war a yore. mais dinañ jéem a dem ba li tubaab léegi daan dématérialiser ko maanaam fexe ba mu nekk ci xare la yu bees yi. ñu naan ko ci informatique beeg yooyu ndax dinañ développer lu ñuy wax système d'information foncière. alors bu ñu xoolee ci seen lii projet bi di Procasef bi ngeen di yëngatu am na. bàkk boo xam ni wala pàcc boo xam ni lu am solo ngeen jagleel ko ci mooy protéger les zones pastorales halieutiques ak it forestières
bu ñu xoolee Sénégal daanaka ci liggéey yi fi njëkkoon am ci ñett yooyu la tënku woon mooy napp mooy sàmm mooy bay Procasef dafa bëgg loolu gën a ñool ci Sénégal ñi ko moom jëriñoo suuf soosu mën a def activité yooyu bu baax a baax. waaw loolu dëgg la xam nga comme ni nga ko waxee économie Sénégal ci 1960 ba léegi dafa toog ci ñett yooyu. am solo trop suñu économie wàllu mbay wàllu sàmm ak wàllu napp. bu ñuy wax mbay ni suuf mbay kenn mënu koo def feneen ci suuf. bu ñuy wax sàmm également ci suuf. donc suuf si il faut ñu xool nan lañ koy sécuriser nan lañ koy protéger looloo tax te bu protection bi leeree rek dina tax ba problème yu bëri du am. ma nettali la benn histoire bu gàtt ci jamono am parce que cadastre bi ñuy wax fan la juddoo. cadastre bi mi ngi juddoo ci ay problème yu jóge ci mbay parce que te yàgg na. am na lu ñu naan Égypte pharaonique Égypte antique. dex gi ñu naan Nil ñu bëri nañ ko dégg ci jamono yooyu baykat yi dañ doon ñëw bu dex gi randoo dañuy bay ci booru dex gi suñu bayee ba récolter fi ñu doon bay bu ndox mi ñëwaatee da koy muur. léegi su ndox mi delluwaatee bu ñu ñëwee nag ñoom dañ doon xëccoo ci seen biir suuf si. kii naan attention man maa nekkoon fii keneen ki naan ko maa nekkoon fële. ba mu indi problème yu rëy. léegi nag ci noonu lañ demee ba Égypte xam nga ay nit ñu xarañ lañu woon ñoom ñoo dem ba créer li ñu naan géométrie te ci géométrie ci la cadastre juddoo ci tubaab sax am na philosophe bu yàgg bu ñuy wax Platon bu daan wax que ni ci tubaab. nul n'entre ici s'il n'est géomètre ndaxte dafa fekk que ni day xam-xam boo xam ni mu bokk na ci xam-xam yi njëkk ci àdduna. donc cadastre dina tax bu baax ñu xam fan la ñuy bay ku nekk fan la ci sa suuf yam pastoralisme également lu am solo la secteur bu ñu jar a protéger la te ñi ngi ciy dox jéego yu bëri. càmm gi parce que soo xoolee. am na zone yoo xam ne comme ci zone u Ferlo bi fi ñuy wax Ferlo bi côté Linguère ak côté Ranérou jëm côté yooyu foofu càmm dafa am doole lool. gisoo léegi ranch de Dolly ni ñu ko doolelee ni ñu ko protéger ni ñu ko murer ko ba nga xam ni keneen du ci am wàll. loolu moo tax également expérience yoo xam ne également jar na ñu koy yóbbu ci yeneen zone mais adapté ko nag ci zone yooyu parce que maanaam méngale ko ak zone yooyu. parce que li nga xamante ni mën nañ koo def ci zone Linguère du forcément loolu lañ mën a def ci zone Kaolack wala zone Casamance wala Kool donc idée bi ngay jël fexe noo ko saytu noo ko defee foofu ba ñëpp ànd ci ñëpp d'accord ci. alors ngir protéger suuf si comme ni nga ko waxee. ci ñett yooyu ngir ñiy bay ngir ñiy sàmm ngir ñiy napp à part Procasef wala Procasef ci lan la war a sukkandiku dëgg-dëgg pour mbiru cadastre boobu gën a ñool est-ce que dafa am ay outils yu ngeen soxla dafa am ay moyens yu ngeen soxla dafa am ay moyens soit muy jumtukaay wala ay nit yoo war xam ne ñoo mën a def liggéey boobu ba war a gën a mën a sotti. waaw Procasef dafay projet la dafa am nuñ ko tënkee ñi ngi ko tënk ci lu ñuy wax ñetti xaaj bi ci njëkk dañu ni il faut ñu développer ñu dooleel li ñuy wax infrastructure mooy jumtukaay yi. jumtukaay bi ci njëkk xam naa nag dafa am côté boobu day technique trop. pour mbokk yi comprendre ko dina xaw a metti tuuti mais mën naa koo tënk ci lu ñuy wax dinañ dooleel li ñuy wax infrastructure géodésique maanaam ay jumtukaay yoo xam mooy tax. ñu mën a dem ci suuf si pour am ay coordonnées yu wóor pour mën a def levé yi pour mën a natt suuf si ci outils yi aussi bokk na ci li ñuy wax système d'information foncière. loolu également outil bu am solo la boo xamante ni bii dañ koy teg pour communes yi. am na yeneen yu ñuy wax acquisition image satellitaire maanaam. dafa am loo xam dañ koy jënd ci jaww ji yooyu yëpp day tax ñu mën a doxal projet bi ni mu waree am na beneen ak am na aussi li ñuy wax bureau foncier parce que communes yooyu yi ñu wax fii yëpp muy téeméeri commune ak fanweer ak juróom-benn yëpp
dañ leen di tabaxal bureau foncier parce que communes yi voilà dañoo sonn ci fan la ñuy def seen personnel loo tax projet bi xalaat que ni kat ñii kat il faut ñu tabaxal leen fi nga xam ni foofu la ñuy def seen agent foncier foofu la ñuy def seen archive yi maanaam document yi nga xam ni délibéré na ci ba pare salle commission domaniale également il faut ñu defaral leen ko ak accueil boo xam bu nit ñi ñëwee également foofu la ñuy toog ak local technique boo xam ni système d'information foncière bi ma doon wax su ñëwee foofu lañ koy dugal moom beneen composante bu ñuy wax maintenant nag opération sur le terrain maanaam bu ñu développer outils yooyu nag léegi nag dañuy ñëw nag commencer natt bi mais natt bi du projet bi moo koy def nu mu ko neexee loolu da ciy ànd ak communes yi da ciy ànd ak population yi société civile également da ciy nekk di surveiller xool li ñuy def ndax ñun projet bi yoonam nekkul ci joxe suuf loolu mbiru commune yi la loolu dama bëgg mu leer naññ ñun ñëwuñu pour joxe suuf joxe suuf commune ci àll bi loolu wàllu commune la ñun dañuy ñëw pour dooleel leen bu ñu koy joxe ñu xam fu ñuy teg seen tànk pour ñu joxe foo xam ne kenn mësu koo joxe pour ñu bañ a joxe ci li ñuy wax forêt classée ñu bañ a joxe li ñuy wax ci aire protégée ak bu ñuy joxe également ñu sàmm ak yelleefu baykat ak yelleefu sàmmkat. suuf it ñu bañ ko joxe ñaari yoon. suuf aussi surtout ñu bañ koo joxe ñaari yoon muy double attribution. parce que joxe suuf ñaari yoon wax dëggun fa yàlla pour waxal yàlla problème mu suuf yu bëri foofu la jóge léeg-léeg nag dinañ ko nit mën na koo def ndax dafa juum loolu dinay am mais léeg nag benn saween wala benn mbokk séeréer mën na aussi toog def lu ko neex mais loolu lépp incha allah bu ñu développer projet bi comme ni ñu waree incha allah loolu lépp dina féete boor am na composante na aussi benn pàcc bu mujj maanaam bi mujj mooy comme que lii ñuy def yëpp dafa laaj xarañ dafa laaj xam-xam projet bi aussi dafa jóg pour jàppale xale yi ci formation ndax agent foncier yi nga xam ne ñooy doxal lii yëpp dinañ leen jël former leen muy 136 agents yi dinañ lëkkaloo ak universités yi également ñu jàppale ñu ci formation yi déjà commencé nañ ak université de Thiès ay bis yële ñu jàll demoon nañ fa signé ak ñoom xaatim benn këyit bu ñuy wax convention dinañ ko def ak si université bi nekk Ndakaaru ñi ngi waxtaan ak université bi nekk Ndar te li yàlla di def sax am na benn université tubaab bu nekk fële réew mi ñuy wax Canada Québec ñoom aussi seen xel dafa nàcc trop li ñuy wax géomatique muy xam-xam aussi bu bees ci wàllu yorin suuf ñoom aussi nangu nañ ñëw jàppale xale yi ci wàllu formation parce que réew comme ni nga ko xamee réew formation moo ko yor loo tax projet bi xalaat ni su ñëwee indi fi moyens yii yëpp te formé wul ndaw yi pour ñu mën koo doxal également dina am lu sooxe loo tax ñu xalaat bu yaatu boo xam ni formation dina ci am lu am solo communication également lu am solo parce que projet bi mënuñu ko wax te waxuñu ak nit ñi duñu ñëw forcer dara sunu responsable communication macha allah wër na communes yi ñuy wax yi yëpp fu nekk taxaw na fa wax ak maire yi expliquer sous-préfet yi lan mooy projet yi lan lañ nar a indi foofu ba ak communes yi xaatim na ak ñoom également lu ñuy wax ay convention dinañ aussi dooleel ci biir pàcc boobu lu ñuy tubaab di wax dialogue multi-acteur maanaam fexe ba ñi séq suuf ñi mën a waxtaan ci seen biir parce que ala kulli àllin yore suuf ak coow dañoo xaw a ànd loo tax société civile bi nga xam ne day yëngu ci wàllu suuf ñu koy wax CRAFS ñoom aussi dañoo signé ak ñoom convention ak beneen organisation bu ñu wax COPIL pour ñu ñuy dimbali dem ci nit ñi di wax ak ñoom pour expliquer leen lan mooy projet bi lan moo ko tax a jóg su amee problème ñu ñëw waxtaane waat ko soo ko également
mën a avancer. mbokk yi ñuy fàttali ngeen seen émission gan gi tey jii ñu invité Mouhamadou Moustapha Dia moom mooy coordonnateur Procasef mooy projet de cadastre et sécurisation foncière moom inspecteur principal des impôts la di conseiller technique ci ministère des finances et du budget ñu dénk ko donc lépp luy mbirum suuf di chargé des questions foncières. Alors Moustapha wax nga ko léegi communes yi Procasef ñoom la gën a dëdmal Procasef lu muy def communes yi ñoo ko moom tey jii collectivité territoriale yi lan mooy seen taxawaay ci ñu accompagner projet bu ni mel. waaw jërëjëf collectivité territoriale yi ci ñu gën cee xam en tout cas ci projet bi communes yi. wax dëgg fa yàlla ñu ngi ciy taxawaay bu rafet. damay profité sax ci émission bi vraiment nuyu leen sargal leen rawatina docteur Macoumba Diouf muy maire Latmingué moom mi nga xam ni moom la projet bi yabal ak maire Lakbar bu ñuy wax Idrissa Diop. pour sunu travaux yëpp ñoom aussi ñu ciy ànd. ñoom communes yi dañ cee am rôle bu am important boo xam ni dañ ko war a liggéey ci biir projet bi. ndax te njëlbéen ga déjà bi ñuy xalaat projet bi ñoom ñi ngi woon ci biir xalaat bi lu tubaab naan dafa nekk de manière inclusive maanaam tooguñu fële xalaat indil leen bi ñuy xalaat dañu leen ñëw leen ñu xalaatandoo muy communes yi muy société civile yi muy service technique yi muy population bi. di ñoo ànd xalaatandoo ba indi projet bi. communes yi comme ni ma ko waxee sànq dañoo signé ak ñoom ay convention pour ñoom ñu xam lan mooy seen engagement ci projet bi ñun aussi projet bi aussi xam lan mooy engagement lan mooy seen wareef pour ñu indil leen ko. AMS également muy association des maires du Sénégal ñoom également dañuy xaatim ak ñoom convention pour ñoom ñu dox également suñu diggante ak communes yi. maanaam ñoom dinañ jàpp ci communication bi jàpp ci sensibilisation bi. mais jàpp également ci li ñuy wax plaidoyer bi. su ñu amee benn jafe-jafe fenn ñoom ñooy waaxu waxtaan ak askan boobu waxtaan ak maire bi nekk foofu ba ñu trouver am solution ci problème bu fa mënti poser. donc ñoom liggéey bu rëy la parce que daanaka lépp ñoom la. ñun dañuy ñëw rek indil leen ay outils parce que ñoom ñooy continuer di def seeni délibération ñoom ñooy continuer di régler seeni problème ñun dañuy ñëw naan leen ñun kat en tant que technicien boo leen ko defee nii defee ko nii defee nii ñu gën mais maire yi léegi macha allah maire yi ci bëri ci commune yi léegi ay maire yu jàng lañ donc dinañuy comprendre facilement li ñuy wax ba léegi boo xoolee fi ñu toll nii daanaka maire yëpp presque signé nañ seeni convention lu mat juróom wala juróom benn maire ñoo ci des mais incha allah balay yàgg même ñooñu dinañ signé seen convention ñu ànd jublu ci liggéey bi. alors communes yooyu ngay wax ak convention yi ñuy signé moo leen di mën a may ñu def li ñuy wax délimitation maanaam xam gox bu nekk goxaat bu nekk fan la yem ak fan la tàmbalee mbir moomu ak Procasef njëriñ bu am solo la ndax ku ne war nañ xam fan nga tàmbalee ak fan nga war a yem délimitation boobu lu am solo la. waaw délimitation ni ñu koy waxee nii mën nañu ci ñaari wàll la. ndax premier wàll bi ci njëkk nga xam ni mooy problème mu délimitation mooy diggante ñaari commune bi fan la yam ak commune bale fan la yam loolu xaw naa nekk tuuti problème ci sunu réew. loolu li ko indi bi ñuy définir 1972 communauté rurale yi maanaam ni ko loi bi waxee dafa xawul woon a leer maanaam loi bi daf ni woon rek communauté rurale kat moom nangami commune nangami village ñoo composé communauté rurale ni village bii la village bi mais daawul dem ba ni village bii kat fii la yam léegi nag loolu moo topp après acte 3 de la décentralisation communes yi également ñu am difficulté pour xam commune bi fii la yam dinañ ko xam nii rek mais pour matérialiser maanaam pour dem ba xam ni techniquement commune bi fii la yam loolu des na benn liggéey bu ñuy def mais loolu agence nationale de l'aménagement du territoire am na liggéey bu mu ciy def ci biir projet bi également taxaw nañ ni agence boobu kat il faut ñu jàppale leen pour ñu mën a délimiter
diggante ñaari communes yi fan la yam parce que contentieux yu bëri léegi maanaam coow suuf yu bëri loolu bokk na li ko ig maanaam communes yi fan la yam ci seen biir mais ñi ngi ci liggéey ak agence nationale de l'aménagement du territoire pour xam communes yi nga xam ni moom lañ boole ci projet ku nekk fi nga yam bu weesoo délimitation boobu nga xam ni entre communes la comme ni ma ko waxee woon sànq dañu dem nag ci délimitation parcelles yi maanaam buñ duggee ci benn gox ñu xam ñaata parcelle moo fa nekk benn ba moo xam fu mu yam nga xam ni maire bi ak conseil municipal bi ak acteurs yi ku ci nekk bu ñu jëlee information yëpp def ko ci système d'information foncière bi ku nekk di nga mën a xam man kat sama commune am naa fi nangami parcelle de terrain parce que loolu dafa baax ci commune pour ay planification ci espace bi comme ci planification ci wàllu koom-koom loolu lu am solo te incha allah projet bi dina ci dox te loolu loo xam ni dina ko mën a indi mooy li ñuy indi wax ay coow entre villageois entre dëkk ak dëkk di conflit entre villageois ñàkk am délimitation dana indi ñàkk déggoo yenn saa yi muy indi ay jafe-jafe loolu Procasef da koy saafara pour mu jeex fi tàkk. waaw loolu aussi dañ ciy jàpp bu baax a baax incha allah pour mu jeex ko moom la ñuy wax sax ci ANAT je pense ñoom ñu ngi koy wax cohérence territoriale. corriger cohérence territoriale yi parce que souvent li ci ëppoon ci wàllu suuf nga xam ne dañ koy nat man dafa xawoon a compliqué. ndax léeg-léeg da ngay dëkk ci benn commune ma nekk ci village bi fekk yéen seeni tooli maam mu ngi ci beneen commune ba donc yow boo amee yow ci commune bii nga dëkk mais booy wut kayit ca beneen commune ba ngay dem di nga traverser ay yeneen tool yu bëri soog a àgg yow ca say tool parce que xëy na ci cosaan say maam dañoo jóge woon ci dëkk yooyu ñëw ci dëkk yi bàyyi fa seeni tool mais loolu lépp amul solo même boo dëkkee fii say tool nekk ci beneen commune ba booy wuti këyit également da ngay déplacé wu dem ci beneen commune ba foofa ngay wutee say tool yi foofu ngay wutee say këyit mais délimitation moom pour wax ko encore une fois lu am solo la trop ci li nga xamante ni liggéey bi moom lañ nar a def te projet bi dina ci liggéey bu rëy. délimitation leneen loo xam ne aussi mën na ko saafara mooy li ñu yàgg a gis ci Sénégal coow diggante baykat ak sàmmkat di conflit entre éleveurs et agriculteurs loolu aussi ñàkk déggoo la suuf rek moo koy indi tey jii nii ni ngeen di def ngir saafara loolu mooy fexe bañ xam désormais fan la ñuy bayee mais aussi fan la ñuy sàmmee. waaw loolu beneen xeetu doxin la sax. boo xamante ni bii communes yi déjà surtout anciennes communes rurales yi dëgg surtout bu ñu jëlee communes yi xam ñu ngi ci vallée du fleuve Sénégal dox nañ ci jéego yu rëy ci li ñuy wax plan d'occupation ak d'affectation des sols muy POS parce que POS ci Sénégal ñi ngi ko commencé expérimenter ci année 90 yi POS yi njëkk am yëpp ci vallée du fleuve Sénégal la amee ay Ross Béthio yooyu ñooñu yàgg nañoo am outil yooyu te POAS document sincèrement bu am solo la parce que day jël maanaam commune bi mu xaaj ko bu koy xaaj nag acteurs yi nekk foofu yëpp maanaam ñoo ciy d'accord ñu ne côté bii kat côté wax dëggul yàlla pour càmm gee ko tax a jóg donc agriculteur bu fa dugg na am lu ñu la daan ñu ni côté bii kat côté mbay la ñu ne yow miy baykat est-ce que téyal sa jur ba côté bii ñu am lu ñu ko définir pour priorité agricole yow it bu fa dugg boo fa duggee nañ la daan mu am également ay zone mixte ça loolu yëpp mi ngi dépendre ci POAS yi mairie également lu leen soxal la wante il faut ñu continuer ci liggéey ndaxte ñu ci bëri defar nañ POAS yi mais boo ñëwee bu ñu koy appliquer nag sur le terrain dinañ seetluñ ko ni application bi des na te léegi nag ak réforme yi nga xam ne état bi def na ko ci wàllu décentralisation ci wàllu aménagement du territoire ba nga xam ne léegi indi nañ beneen outil ci niveau koy mooy les schémas d'aménagement et de développement communaux
loolu également du Procasef moo koy yanu sax mais il faut jàppale am li ñuy wax ANAT pour communes yi yëpp mën a am seen schéma d'aménagement et de développement communaux parce que loolu mooy tax ba ñu mën a def planification yu baax ñu mën a xam ci biir commune bi kat fii bay moo ko tax a jóg fii sàmm moo ko tax a jóg fii dañ fee war a dëkk fii école lañ fa war a def fii yoon la fii kii la parce que wax dëgg yàlla dëkk espace urbain ci commune il faut ñu organiser ko parce que réew mënul dem sans planification urbaine bu ñu ko deful dafay jur lu rëy ci askan maanaam dañuy dem ba ay jëmmi jamono ñu dépenser waat ay milliards pour génne mbedd yi fii toj lii daaneel lii moom la ñuy wax restructuration urbaine te restructuration urbaine bu ñu ko bëggee éviter il faut ñuy def planification urbaine dès le départ di xool lu nekk fa nga war a nekk mu nekk fa même su fekkee terrain vide la bu amul dara mais ñu xam ne fii ak fukki at lii moo fi war a nekk war nañoo saytu ba kenn du ko jël pour ci fukki at yi ñu def fa loolu parce que puisque dañuy am nit ñi dañuy gën a yokk macha allah jeunesse bi di soxla formation ñuy tabax ay école ak yëpp donc en moyenne fukki at yu nekk wala lu ko yées il faut besoin yi gën a yokk te loolu bu ñu amul planification loolu duñu mën a dem te loolu lépp taxaw nañ pour xelal ci communes yi mais ci wàllu plan d'occupation et d'affectation des sols. alors Mouhamadou Moustapha Dia wax nga ko sànq ci sa wax nee nga Procasef du mooy joxe suuf goxaat yi di communes yi ñoo ko moom yéen da ngeen leen di gunge rek ci ñu xàmmee ko rëdd ko ci lu ne mais ci suufu kaw gi am na loo xam ne seetlu nañ ko suuf moom góor rek lañ ko jagleel jigéen ñi lu ci ëpp du ñu jot ci suuf est-ce que yooyu yéen a ngi ci orienté ñi am ndogalu di joxe suuf bi ñu jàppale jigéen ñi ci suuf ba activité ni war a doxal ci dëkk kaw gi ñu mën ko doxal dëgg-dëgg taxawaay jigéen gën a yokk ci wàllu koom-koom. waaw loolu question bu am solo la wax fa dëggul yàlla sunu mbokk jigéen ñi ay jàmbaar lañ. ay jàmbaar lañ trop ay actrices de développement lañ loolu mën nañ cee teg baaraam. ci goxaan yi bu jëlee zone yu mel ni sax Casamance dinañ gis que ni. ñoom boo fa demee booy dox ci àll bi ñoom ngay gën a gis ci tool yi ñu nekk ci mbay mi nekk ci ceeb bi nekk ci leneen ak leneen loolu war naa tax ba ñu gën leen a dooleel pour ñu mën a nekk ay productrices am seen suuf naam mi ngi commencé benn mais projet bi xalaat na ci bu baax a baax nan la ñuy def ba permettre jigéen ñi ñu accéder ci suuf mais loolu ñun xalaat bi lañ mën a yëkkati waaye communes yi aussi comme que ñoom ñooy joxe ñoom ñoo mën a jàpp ci loolu ba jigéen fu mu bëggee suuf ci àll bi également pour liggéey tax koo jóg loolu ñu yombalal ko li ci gën a indi jafe-jafe mooy yenn yi ci wàllu ndono la jigéen du doonu beneen bi ci def ci mbiru coutume la aada la jigéen it ci mbiru aada lu ci yëpp loolu dañ ko ci écarté ak Procasef wala ak ni ngeen di orienté communes yi ndax loolu mën na nekk ba ñu gën a dooleel jigéen ci ni nga ko waxee ci dëkk kaw gi muy Casamance muy ci Ferlo bi muy ci vallée bi ñoom ñi nga xam ne ñoo ci ëpp lu ñuy liggéey ñu moom suuf bi gën ci jëriñu. waaw loolu comme ni nga ko xamee loolu dañ ciy liggéey. wante li ñu mën a jàpp ni du problème bu yomb a régler. da nga ciy nekk rek di liggéey ba solution am ci te loolu bu ñu xoolee ci histoire droit ci jigéen ñi. seen droit yëpp dafa ñëw progressivement ñu kiy dem at par at ba gis nga ci réew yi ñuy wax Togo ci droit de vote seen démocratie mag la mais gis ko France droit de vote bi ñu ko amee ci bu ñu jëlee ci wàllu histoire taxul yàgg trop pour dire que yooyu ay xeex la yoo xamante ne bii ak ay sensibiliser yoo xamante ne bii du taxaw dafa war a continuer di dem jigéen ñi wax dëggu yàlla comme ni ma ko waxee comme que dañuy liggéey ci wàllu suuf ñu ci bëri war nañ leen yombal bañ ciy jot yombul nag ndaxte aada da ciy dugg bu baax a baax ndax ci yenn gox-goxaan yi wax dëggul yàlla bu ñu jëlee li fi maam bàyyi woon ak bàyyi woon
bu ñu nee tool sàngam jigéen a ko donn dina xaw a jaaxal ñu bëri donc loolu ay réflexion la yoo xamante ni ñu ngi koy mën pour mën a dooleel ñëpp pour ñu am suuf wala même buñ ci bu ko jigéen ñi buñ ko deful directement ci seen tur également bu ñu fekkee ñoom ñi ngi liggéey góor fu ñu defee turu góor def également turu jigéen ñi ñu ànd liggéey ngir Sénégal aussi ñu ngir seen bopp ndaxte da leen di dimbali bu baax a baax ñu yokk seen koom-koom. seen koom-koom alors leneen loo xamante ni seetlu nañ ko mooy ci dëkku kaw gi suuf amu fa valeur dëgg-dëgg bi mu waree am comme ni mu ko amee ci réewu taax wala sax fi gën a jege réewu taax tey jii nii lan mooy pexe ndax yéen da ngeen ci liggéey yéen waa Procasef pour suuf bi nekkee ci village yi ci amoo yi mu am valeur dëgg-dëgg mën na nekk suuf boo xamante ni day tax dëkk ya riche day tax ña fa nekk di yeewu dafay dund riche li am wax dëgg yàlla koom-koom bi war ci ñoom dëgg-dëgg ndax suuf mën na joxe alal. waaw loolu question bu pertinente la bu baax la mais li may wax rek du ma ci sax d'accord 100% léegi boo seetloo daanaka. Sénégal fu suuf amewul solo amul. comme ni nga ko waxee nag d'accord naa ci xëy na day ëppee doole fii. néew doole fële maanaam dafa ëppee njëg ci réewu taax yi. dafa ëppee njëg ci réewu taax yi loolu dëkk la. wante fii ñu toll nii ñu bëri borom xaalis yu bëri ñu ngi daw ci àll bi di wut suuf boo demee léegi ci dox goxaat yi ñuy wax comme ay île des Saloum ak yooyu. boobu macha allah suuf dafa cher lool am fa doole. même boo demee ci vallée bi ba Fuuta ak yooyu yëpp di nga gis ni ñu bëri ñi ngi bëgg a bay ay hectares te daanaka superficie yooyu yëpp foofu lañu ko mën a amee. dafa am benn borom xam-xam bu mag boo xam ni su ma juumul argentin la Amérique latine la dëkk dañ bu ñu wax Hernando de Soto dafa bindoon benn téere bu ñuy wax le mystère du capital. maanaam muy wane que ni ci pays yi nga xam ne ni amuñu doole ñëpp amuñu doole li ñu seetlu mooy nit day toog ci ay milliards te du ko xam. te bi muy wax loolu suuf moo ko taxoon di wax mu ni da ngay gis ay quartier wala ay nit am suuf bu bëri fekk ni moo xamul ni ci ay milliards la am. noonu ni mu ko tëggee du caage ni ñooñu dañuy jël suuf si jaay ko mais dañ doon wax ni bu ci amee kayit. ni mu ci mën a utiliser suuf si ba am ci alal ju mu liggéey après di fay mu ni lool rek économie boo xamante ni bii réew yi ñàkk doole war nañ cee xalaat dëgg ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf yi buñ ci amee yenn këyit yi mën ko di utiliser di financer seen économie wante nag il faut état yi encadrer ko. ba mu bañ a nekk rek loo xamante ni bii lu nekk lay jur parce que wàllu suuf ak lu mu am wàllu koom. il faut ñu encadrer ko parce que suuf day nekk loo xamante ni bii daanaka dafa xaw ak yam ak nit xam nga nit benn xam-xam rek mënul tënk nit. nit xam-xam yu bëree ko mën a tënk. suuf aussi mooy loo xamante ni bii xam-xam yu bëri moo ko mën a xam. ki nga xam ni dafa jàng wàllu yoon mu ñuy droit moom kese su ne man maa xam suuf juum na parce que dina dem ba foo xam ni. rencontrer problème boo xam ni du wàllu yoon moo koy régler am na lu ñuy wax anthropologie juridique. anthropologie rek wala tout court aussi beneen xam-xam la boo xam ni mën na indi ay solution ci wàllu njëriñ suuf. sociologue yi ñoom aussi techniciens yi géomètres yi géomaticiens yi même philosophie. donc suuf gisoo du benn discipline rek moo mën a saytu xam-xam yi wër suuf yëpp loo tax lu ñuy waxtaane la. ak réforme bu ñu ci mën a jël solution bu ñu ci mën a jël il faut mu nekk loo xam ni lu diggu doomu la lu équilibré. ba nga xam ne ni ku nekk dina ci jur sa bopp ndax kat dafa war a dal parce que su dalul développement du am. te bu indee diggu doomu rek ku ne di nga ci mën a gis sa bopp fu waay mën a ne ci diwaan yooyu ngay wax. bu dee suufa nga fa mën nga ci liggéey mën nga ci jariñu te bu dee keneen ñëw na ci mën ta koy bokk ak yow wala da ci ànd liggéey ak yow. da ci ànd liggéey ak yow te loolu bokk na aussi ci réforme yi nga xamante ni bii naam du Procasef. mais communes yi ak état bi war nañ cee gën a dimbali
population yi maanaam su borom doole ñëwee moo xam mu dëkk ci biir réew mi moo xam mu dëkk bitim réew ñëw bëgg a liggéey suuf war nañ koo boole ak population yi ba nga xam ñoom aussi ñu gis ci seen bopp parce que léeg-léeg du neex boroom alal ñëw di liggéey fenn suuf population yi lañ ciy jariñoo rek mooy ñëw di liggéeyal kooku dañoo war a développer ay partenariat def ko ci ay cahier de charge communes yi jàppale ci population bi état bi jàpp ci loxo ba xam képp ku mën a ñëw également di liggéey nga bokk ko ak population yi nga gis ci sa bopp ñoom aussi ñu gis ci seen bopp loolu fu mu am ci li ñu gën a seetlu mooy jàmm danaan ñooy mais ñëw rek daan ni yéen attu leen na le dàq naa leen man rek maa fi war a nekk loolu ci yorum suuf loolu baaxul il faut ñi ci war a bokk ñëpp bokk ci léegi nag nan lañ ciy bokke loolu lépp ci wàllu waxtaan la ak wàllu diisoo ñuy fàttali ni mbokk yi ngi seen émission gan gi tey jii ñu dalal Mouhamadou Moustapha Dia mooy coordonnateur Procasef mooy projet de cadastre et sécurisation foncière soo ko déggee mooy projet bi nga xamante ni mooy fexe ba suuf fu mu mën a ne mu am kayit bi war ci moom mais mooy yokku kaaraange ci biir suuf Mouhamadou Moustapha Dia moom inspecteur principal des impôts la di conseiller technique ci ministre des finances et du budget ñu dénk ko les questions foncières alors coordonnateur yaa ngi ko doon wax léegi jamono ji dañu ràññee que ay entreprise ak i sociétés yu bëri dañuy dëppal dëkku kaw gi dem di fa liggéey ñëw di fa investir ci suuf bu bëri ci ay hectares yu bëri loolu dañ koy def ci njàppandalu ñu yor gox-goxaat yi maire yeeg yu ni mel loolu mën na jëriñ askan wi dëkkee ci dëkki kaw yooyu mais su ma la doon laaj yow mi nga xamante ni yaay coordonnateur Procasef loolu lu baax la wala lu ñàkk baax la ci askan wi dëkkee ci village yi ci amoo yi yow mi nga ci coordonnateur yow mi coordonnateur Procasef nan nga jàngatee loolu. waaw loolu li ma ciy wax mooy il faut ñu wut ay solution yu diggu doomu maanaam il faut ñu bàyyi borom doole yi ñëw waaye il faut ñu protéger ñi néew doole. borom doole bi warul ñëw. pour buux ki néew doole ni man rek maa fi toog ki néew doole également warul ni fii kat kenn du fi ñëw bàyyi également noonu suuf di ko xool exploité ko noo ko war a exploité également loolu du njariñu benn askan loo tax ma waxoon ni lépp dafa war a lalu ci biir waxtaan population yi ñu delloo leen seen dignité bu entreprise yi ñëwee maanaam xam ni ñii kat ay nit lañ ñii dañoo am ay àq ak ay yelleef ñii ci wàllu koom-koom dañ leen a war a jàppale donc duñ leen dàq nañu xool nan la ñuy liggéey donc solution lu ñuy wax tubaab naan solution exclusive amul maanaam ni non agrobusiness baaxul wala exploitation familiale baaxul loolu du solution bi mooy da ngay jël ñaar ñëpp nga boole leen xool nan la ñuy mën a yore suuf nan la ñuy gise seen bopp ci yorinu ci exploitation suuf si pour respecter droit communauté yi commune bi gis ci seen bopp état bi ci yeneen i fànn également gis ci boppam mais population bi également gis ci boppam dëgg la Sénégal soo ko déggee léeg-léeg nit ñi mën nañoo tiit tuuri ndax amoon na fi ay incident ci société yu mag yoo xamante ni bii dañ doon dem ci àll bi ñu jox leen fu suuf mais souvent loolu soo gisee muy am maanaam nañ doxale mbir yi xëy na moo desoon mais suñu ko waxtaanee dëgg ba population yi d'accord la ñu waxtaane ñu tëgg ko ci ay këyit ñoom ñu gis ci seen bopp ka fa ñëw indi investissement am gis ci boppam également loolu mën na nekk solution boo xamante ne bii Sénégal dina mën a exploiter suufam également population gis ci boppam ndax aujourd'hui fi àdduna toll ci parce que àdduna bi ay milliards yi nit la fii rek sunu réew ñu ngi ci je pense 16 millions d'habitants léeg-léeg fi mu toll fii ak daanaka fukki at population bi xëy na mën na doubler te bu population bi gënee doubler dañ leen di dundal ñu ngi nii di jëblu tabaski ñaata la ñuy soxla ci soble ñaata la ñuy soxla ci pomme de terre ak yeneen te yooyu yëpp ci suuf si la war a jóge donc il faut ñu développer bu baax sunu mbay
xool ni ñu koy dooloole ci nga xamante ni bii mooy doomu réew mi mais également képp ku jóge feneen bëgg ñoo jàppale ci loolu également mu jàppale ñu mais ànd ko ak waa réew mi loolu bu ñu ko defee ci wàllu suuf yaakaar naa ni solution bu dal mën naa am. ñu ñëw fii tuuti ci diggante Diamniadio Bambilor foofu ci zone rurale la bokk ci Ndakaaru ci capitale bi ci découpage bi foofu laa bëgg a wax rek ndax bu ñu xoolee diggante Sangalkam ak Bambilor ñaari communes yi dañu duggante Procasef ndax dafay liggéey ci loolu pour ñu xool nan lañ mën a def ba coono boobu xam ne yenn saa yi su ay commune duggante mën na metti ci askan wi ci jéggi pour wuti kayit wala yenn saa yi ci délimitation boobu ndax yéen loolu yéen a ngi ci réfléchir accompagner ci communes yi ñu gën a orienté wu ci wàllu boobu. waaw loolu comme ni nga ko xamee daanaka du ci wàllu périphérie Dakar kese. problème boo xam ni wër na fépp presque ci Sénégal ci gox-goxaan yu bëri. exemple yu bëri mën naa ko ci joxe ni nga cité zone boobu. mën naa citer zone Thiès diggante Fandène ak commune de Thiès. gisoo coow yi ngay dégg léeg-léeg diggante Chérif Lo kër Chérif Lo Tivaouane Thiès zone yooyu yëpp gis nga di nga fa digg ay problèmes yoo xamante ni bii ci wàllu délimitation communale la jógee. comme ni ma ko waxee woon sànq bi may wax ci affaire délimitation communale projet bi taxaw na pour jàppale service bi ñu wax ANAT. mu def délimitation parce que loolu nag. ñun du suñu compétence du compétence également sax ministère des finances loolu am na ñeneen ñu koy saytu mais ñun dañuy ñëw pour jàppale ci ay moyens pour délimitation mën a am ci zone boobu effectivement diggante Sangalkam Bambilor xam nga ci cosaan avant réforme yu bëri di am benn communauté rurale la woon après ñuy dem ba ñu tas ko Sangalkam nekk commune boppam Bambilor Tivaouane Peulh ak yi ci topp naturellement ay jafe-jafe mën naa am xëccoo kii ni fii laa yam kii ni fële laa yam fii ni fële laa yam xam nga boo gisee wàllu délimitation communes yi maire yi di am léeg-léeg jafe-jafe pour d'accord ci mooy léeg-léeg du affaire suuf bi kese mais léeg-léeg impôt bi ciy lalu la ndaxte da ngay gis comme gis nga ko ci wàllu Sococim Rufisque la bokk wala Bargny la bokk ku nekk da ngay bëgg mu bokk ci yow ku nekk di ko xëccoo ndax da ngay bëgg impôt locaux ñu wax impôt locaux impôt yi jëm ci commune yi muy fay loolu ñëw ci commune am loolu wax dëgg yàlla mbiru nit la nit moo mel noonu ku nekk da ngay fexe xëccu jëm ci sa bopp mais lépp dafa war a laal ci wàllu waxtaan mais loolu am na nag ay services yu gën a xarañ yoo xam ne ci wàllu technique bi ñoo ciy liggéey muy agence nationale du territoire mais décision finale bi yëpp aussi ministère de l'intérieur da ciy dugg parce que ñoom ñoo nekk ci gox-gox yi ci préfet yeeg gouverneur suuf ñoom li ñu xam ci gox yi léeg-léeg techniciens yi duñ ko xam loo tax mbir la moo xam aussi dañuy def liggéey technique bi rek mais décision finale bi également day dem ba ci autorité administrative yi ak autorité politique yi. alors sànq yaa ngi ko doon wax ci ndorteel émission bi Procasef 2021 la tàmbali dëgg-dëgg liggéey bi ñu ngi ci 2022 est-ce que ni ko tubaab di waxee te 2026 ngeen jëm ndax li ñuy wax atteindre ngeen seen vitesse de croisière ci wàllu liggéey bi yéen a ngi ci lu xiir incha allah pour yóbbu projet bi fi mu war a dem pour sénégalais yëpp. waaw xam nga projet boo ko déggee li ñu naan administration de mission la. waaw day ñëw def mission dem te buy def mission nag dafa am benn noon bi mooy temps loo gën a sàggan rek temps bi day lekk yow li nga waroon a def. loo tax il faut nga gaaw lool 2021 sax naam li ci ëpp boobu ñu ngi woon ci formulation préparation projet bi. daanaka ci njeextal gi ci lañ dugg ci exécution projet bi léegi projet boo koy kii mënoo ñëw rek dem nii dafa am lu ñu naan ay études. maanaam pàcc boo jël da ngay lancer étude bi ñu xool lii ngay def nan nga koy defee nga jël lu ñuy wax benn consultant nga ni ko kat dama bëgg a defar comme lu ñuy wax système d'information foncière loolu nan nga yaakaar ni laa ko mën a defaree moom danaa la loolu kat il faut ma wër réew mi xool fan moo mës a am système d'information foncière wala lu ni mel. mu laajte foofu gëstu ko mu ni ñan ñooy acteurs yi. ñu ni ko waa impôt domaine acteur lañ waa ANAT acteur lañ
maire yi acteur lañ mu ne il faut ma dem waxtaan ak ñooñu ñëpp bu waxtaanee ak ñooñu ñëpp ñëw indil la benn rapport am bu la indilee rapport am également ba nga valider ko léegi yow nag ci ngay commencer monter sa dossier marché léegi fi ñu toll nii wax dëggun fa yàlla fi ñu toll nii dal na xel parce que année bu njëkk ci projet toujours dañ naan année ingrate la maanaam année boo xam ni di nga liggéey lu bëri mais dara du feeñagum. parce que demagoo sur le site demagoo ci site yi ndax études yi la ak passation marché. te looy yàkkamti nag il faut nga doxal li nga xam ne moom la code des marchés publics wax li nga xamante également moom la procédure banque mondiale wax amul foofu parce que xaalisu askan wi nga yor boo koy exécuter il faut nga awale ko ci loi ak règlement yi nga xamante ni bii moom la état bi tëral donc fi mu toll nii macha allah daanaka sunu étude yëpp pare na ñi ngi toll ci phase lancer marché yi bu ñu ko lancer incha allah xam ni fii ak fin d'année opérateurs yi dinañ commencer déployer wu dem ci site yi bureau foncier également construction yi dina commencer ci kii donc ci dëgg-dëgg daal résultat yi gën a fës yi commencé gën a fës ñi ngi koy xaar ci année 2023. 2023 waaw 2023 moom incha allah suñu borom dimbalee acteurs yëpp jàpp ci lu mel ni bureau foncier ak yooyu mën nañ cee inaugurer yu bëree bëri. fan ak fan ngeen jàpp nii fan ngeen nar a gën a njëkk a inaugurer ay bureau foncier yan ñoo war lañu war a gën a njëkk a taxawal. waaw marché yi xam nga wàllu maire sama mbokku maire yi day des fois day xaw a compliqué mënoo ni kii laay commencer bàyyi kii. donc marché bi yëpp la ñuy commencer ndoo sur les 136 communes mais li tubaab naan dañ koy allotir def ko ay lot. nga xam ni daanaka fépp la ñuy commencer gasandoo léegi nag entrepreneur bi mën naa gën a gaaw keneen ke mais yooyu yëpp ci wàllu exécution contrat yi ñun dinañ xool ba nu ñu koy gérer ba nga xam ni bis bu sunu kilifa yi di def lancement beeg inauguration yeeg yooyu yëpp dina fekk en tout cas ci biir grappe bi ñu choisir bureau foncier yooyu yëpp taxaw. alors Sénégal lu ëpp juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn commune la di ko goxaat 546 wax nga ko ci Procasef téeméer ak fanweer ak juróom benn rek ci ngeen di intervenir suñu demee ba loolu ngeen egg ci cëppaandaw ba ñu gis solo bi ak liggéey bi nga xamante ni am na jëriñ ci gox-goxaat yi est-ce que yaakaar ngeen ko yaatal ci 546 communes yu Sénégal yëpp. waaw loolu bis bu projet bi demee ba nga xam ne bi yaakaar tasul. outils yi mu indi jàppale ko communes yi dëgër nañ. njëriñ bi gis nañ ko am nañ njort lu rafet su boobaa comme que état Sénégal li ko tax a jóg mooy liggéeyal communes yëpp xëy na su boobaa kilifa yi dinañu jéem a fexe nan la ñuy yokkee ci yeneen communes yi. te yaakaar naa su boobaa banque mondiale bi nga xam ne ni moo financé projet bi ñàkkul ni su boobaa xelam dina kontaan dina dal ba ni lii kat. mën naa yokkaat financement bi ba mu far daj commune yëpp. loolu am nañ ci yaakaar mais loolu pour mu am il faut ñu liggéey bu baax il faut acteurs yëpp jàpp ci ñëpp xam ni liggéey lu ñu sunu bopp état du Sénégal la ñuy liggéeyal. société bi la ñuy liggéeyal population bi la ñuy liggéeyal. donc acteurs yi ci gën a am solo yëpp il faut ci wàllu administration surtout il faut ñëpp jàpp ci. parce que mënuñu koo exécuter mënuñu koo defar sans waa administration. parce que yenn jumtukaay yeeg yenn xalaat yeeg yenn kii ñoom ñoo ko yor dañuy weccoonte xalaat ak ñoom ba àgg fi ñu war a àgg. te liggéey boobu sax da ngeen ci àndal ñu ci mel na ANAT di agence nationale bu aménagement du territoire ak yeneen i kuréel yeneen i bànqaas yoo xamante ni ci yeneen ministère la bokk di wan ni lépp rek liggéey nguur gi la jëm ci askan bi. waaw waxoon naa ko sànq. agence nationale d'aménagement territoire ci la bokk direction générale des impôts et des domaines ci la bokk surtout waa direction du cadastre waa AMS ci lañ bokk ministère des collectivités territoriales ministère agriculture élevage environnement intérieur également préfet yeeg sous-préfet yi gouverneurs yi ñoom ñëpp ci liggéey bi la ñu bokk loolu lépp li muy wund mooy que ñun waa administration nañu daw xeex li ñuy wax cloisonnement maanaam ku nekk taxaw daal ne man daal sama service la. fekk ni xamoo ni ñun ñëpp état du Sénégal moo ñu tax a jóg état bi la ñuy liggéeyal
li ñuy def également pour mu jariñ population yi la. Mamadou Moustapha Dia sa kàddu bu mujj yow muy coordonnateur bu Procasef lan la bala ñuy tàggoo. xanaa sant ak ngërëm di la nuyu bu baax. di nuyu également sa technicien bi Omar Ba aussi nuyu waa RTS yëpp kontaan nañ bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal fii. di profiter également di nuyu madame Njëre bi Ahmad Ba suñu responsable communication bi dox bi ba lii yëpp mën a am donc Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu salaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf kon mu doon suñu invité tey ci seen émission gan gi tey di dibéer ñetti fan ci weeru juillet atum 2022 Mouhamadou Moustapha Dia moom mooy coordonnateur Procasef mooy projet de cadastre et sécurisation foncière projet la boo xamante ni day yëngatu ci wàllu cadastre di fexe ràññee suuf ak ñu numéroté ko ak lépp loo xam ne ci wàllu kaaraange la jëm ci wàllu suuf moom aussi inspecteur principal des impôts la di conseiller technique ci ministère des finances et du budget moom la ñu dénk lépp luy question foncière kon seen émission gan gi doon am mbégte doon dellusiwaat ak yéen ci kàddu gi Aly Ndiaye Diouf ngeen ci àndaloon ci machine bi Oumar Ba lañ ci àndaloon logistique Coulibaly di jaajëfal bu baax a baax ñu nekkoon ci coordination ak réalisation bi di Ibrahima Sadi ak Demba Malick Mbodj mbokku auditeur ak auditrice yu rajo Sénégal ngeen jox dig daje beneen dimanche incha allah fukki fan ak juróom ci rajo Sénégal jërë ngeen jëf ci déglu beeg teewlu bi. jamono bu ko fekkee war caa defoon lu baax jamono looy sa gannaaw la. gan gi ëttub waxtaan ci rajo Sénégal dibéer ñaari ay bés yu nekk Aly Ndiaye Diouf dina dalal ganam ci rajo Sénégal politique koom-koom dundinu askan wi alam gi ak yeneen i tomb lépp ci biir gan gi. looy sa gannaaw la. gan gi dibéer benn waxtoog genn wàll ba ñaari waxtoog genn wàll ci mboolem bànqaas yi rajo Sénégal. waaw ànd neex na ànd war na bépp jaam nan booloo looy sa gannaaw la 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 sa gannaaw la